ma gërëm ñëpp sant leen di leen wax ne tànk yi tey tànk yi ñu bëgg la parce que doy na plateforme la bi ñu dajeek Guy Marius daf ni ma dem bëgg nga ñëw nuyu suñu waa coalition nga seet si leen lii nga ma wax tey nga wax leen ko comme ni ma waxee nag bii moom bu original la façon bu bees la parce que musul demee nii mais comme que ñoom seeni xeexin la nit ki nu ma la wooyee rek noonu nga kaa wuyu ma rafetlu ko aussi parce que dañu wane ni ñoom li ñuy def amuñu lu ñuy lëbb lu ñu gëm la lu leer la dañ koy def ci kanamu askan wi ci teewaayu askan wi di leen dégg félicitations et bravo parce que li ñuy def amu ci aussi li ciy nëbbu amu ci lu ñuy làq dafa nekk loo xam ni suuxa bi li ko war mooy askan wi réew mi ak lu koy jëmale kanam moo tax ma bëgg trop tey pour fekk si la fii wax nga dëgg bu ma gërëm ñun ñoo la war gërëm ñun Sénégal parce que defe naa ni nga sonne ni nga tàyyee liñ lay pamte ci àdduna sa jabar ak say doom war nañu am problème trop mais jar na ko parce que sa réew a tax mu nga di ko def ma di la féliciter di la encourager di rafetlu li ngay def parce que réew ni ñu bare la doxalin jëfin war bare parce que ku nekk ak ni sa xel toll fi sa xol yam fi sa yéene toll noonu ngay defee moo tax dañuy nangu toujours différence ak wuute ak wuutinu doxalin ci espace public bi li ngay def day mottali li ñuy def ñun moo tax ma ni waxal sa waa plateforme man day d'accord naa doy na parce que réew mi lii nga fi tudd muy doon lu nit ñi di dund lu ñu war saafara la seen taxawaay dafa tolloog jàppanteeg suñuy taxawaay ñun ñëpp ñu booloo suñu bëgg-bëgg ak suñu yéene ak suñu jëfin pour mën a taxawu ñooñu nga xam ne ñoom nga cité fii ñu jànkonteeg problème mu suuf ñu jànkonteeg problème mu ndox ñu jànkonteeg problème mu liggéeyukaay ñooñu dañ leen war a jàppale parce que ñoo ñooy réew mi ñoo ñooy askan wi moo tax daañ ci jàpp ku nekk parce que ni nga ñu ko exposé noté nañ ko incha allah xamal ni bokk nañu daañu dugg te daañu jàpp mais solo tànk yi tey tànku nemmantiku la tànku nuyoo la tànku sant la ak gërëm depuis ay weer ñu ngi koy def yow nag nga defal ñu façon bii bi nga ñëwee ñu waxtaan nga ni ma dem bëgg nga ñëw nuyu suñu gaañi ma rafetlu ko pour ñëw nuyu leen gërëm leen sant leen di rafetlu ni ngeen di doxee ak ni ngeen di doxal ak seen doxalin di rafetlu li ngeen di wut ak tànk yi di rafetlu aussi façon bi ngeen koy def moo tax ñun ñu yaakaar bokk ak yow yaakaar ni pour réew mi ngir lu jëmale askan wi kanam dañu war jokkoo boobu mooy ñaareelu solo sama tànk loolu laa la wax dama leen wax ni politique du pour nit ki doon dara du pour nit ki am dara du nit ki nekk ci dara politique ngir jëriñ askan la pour liggéeyal askan pour nekkal askan donc façon bi ngeen koy defee bëggu leen ci boole politique mais politique bu bokkul ak li ngeen di doxale dootul politique parce que politique bi sama bopp sax li nga am rek kooku du politique nit ñee tax muy jóg nit ñee tax muy nekk moo tax ñu ñëw talal leen suñu loxo ni leen nañu ànd bokk liggéey parce que parti politique yi mouvement politique yi société civile bi ak activistes yi ñoom ñëpp seen action moo war converger ci liy jëriñ askan wi liy taxaw askan wi li nga fi lim tey muy suuf ak ndox suuf nañu moytu suuf bu baax réew mi am na problème bu réew bu mu judd fii suuf a ko indi parce que suuxa la képp koo laal suufam rek laal nga léppam et il faut que nit ñuy doxale suuf ñu rafetal ko jekkal ko teg ko ci yoon boo xam ne li war ci suuf te juuf di ko jëriñ lépp ñu mën ko defandoo ak xel
ak toogaay boo xam ne ñëpp daan ci gis seen bopp. Politique foncière dafa yàgg am fii suuf dafa amoon statut fii suuf dafa am ni ñu ko doon administrer ak ni muy jëriñe mais bi ci jëkk ci suuf mooy mu jëriñ askan wi ak ña fa nekk ak ña fa dëkk parce que ku nekk nag fa nga dëkk sa dëkkuwaay sa dëkkin ak na nga fay dëkkee sa suuf lay doon donc il faut que ñu jëlaat problème boobu toog ci waxal ko wax nga ko parce que suñu moytuwul dama naan suuf moom ak bombe à fragmentation la day tasaare nañu moytuloo donc moo tax bi ñu ko posé je pense que opposition ñëpp war nañ ko def problème réfléchir ci suuf ba ñu mën trouver une solution satisfaisante boo xam ne dana tax ki nekk ci dëkk bi mën gis boppam ci dëkk bi kay ñëw di liggéey it am nam fa yëpp donc nan la ñuy concilier loolu c'est cette intelligence là dont nous devons faire preuve pour concilier ñi dëkk ak ñi ñëw pour liggéey mais suñu bëggee dooleel kii au détriment de l'autre kenn du ko nangu liggéeykat yeeg li nga ci wax noonu la c'est la même chose seeni droit CDD à vie kenn gisu ko fenn dans le cadre du code du travail et de tous les textes pertinents muy société bi tas ak société bi def faillite ak liggéeykat bi nekk CDD ak muy recruter y a des textes pour ça li nga laajte lu normal la qu'on fasse droit à ces textes là kooku lu normal la il faut que ñu d'accord ci pour que liggéeykat yi du ñu am problème beneen bi nga ci teg nag mooy ndox su suufee soo ndox a ci tegu parce que kiy dund fi il faut que mu am fu muy dox ak dëgg mais ku dul naan dee importance suuf ak bu ndox benn la donc nan la ñuy xoolaate politique hydraulique u Sénégal parce que du rek teen yi parce que aspect bi nga ci posé benn la mais boobu li tax ñun ñu comprendre seen xeex mën ko jàppale mooy que ni forage bi ñu defar généralement état ko defar état li mu defaree forage suñu doolee la ko defaree su fekkee même financement extérieur la dañ kaa fay su fekkee may ñu ko donc premier actionnaire bi moom forage bi mooy population bi tax ñu defar ko suñu demee bay privatiser kay yaa xayti yoon bi am ci Sénégal mooy que ni ci loolu su fekkee société la nit ñi doon ay actionnaire ma ni suñuy jaayi action ba ñu koy jaay keneen dañ koy jaay ñi fi bokk donc premier actionnaire yi war préempter action yi su fekkee dañuy privatiser mooy ñi fa dëkk mooy ñi moom forage bi mooy ñi tax ñu defar forage donc su fekkee privatisation boobu population yi bëgg nañ ko ma ne ñoom lañ ko war jëkk a jaay parce que loolu la yoon tëral loolu la pratique yoon tëral dans ce pays donc loolu dañ ci d'accord ak yéen et on vous soutient pour ça et on soutient toutes les populations yi xeexe noonu ak di xeex loolu yeneen question yi nga wax question yu importante la en tout cas liy faj mooy booloo taxaw réew mi nag gars yi dañuy bëgg a sonn ci wax ju bari ji parce que dañoo bari wax dans ce pays dañuy wax rek te suñu jëf du bari suñu bëggee nit ñi jógaat ànd ak ñun ci li ñuy xeex daañu taxaw jàppale nit ñi ca la leen ñor ak la leen soxal loolu moo am solo mais soo nee nit ñi damay jóg pour faloo ko bañ follee ko yooyu doo am kenn parce que nit ñi nag dañoo xeex ba sonn de dañu xeex ba sonn da ngay def li leen ñor ñu taxawal ci li la ñor donc seen taxawaay lu rafet la nañu ànd nag ñun ñëpp nga xam ne li ñuy def wuutewul mën na bokk te seen bokk mooy li gën mooy li efficace ngir ñu liggéeyal askan wi en tout cas maa ngi rafetlu bu baax sa format original bi di bëggee seen taxawaay yow nag ñu di la gërëm di la sant fa lay daanele xam nga Barthélemy nga tagg mais man yow laay tagg parce que ñu mel ni yow gis nga réew day am toujours pour développement réew mi ak lu jëmal réew mi day am ñoo xam ne dañuy doon ay avant-garde c'est-à-dire lu ci mënta ne rek ñun ñuy xëcc la dañuy nekk ca kanam parce que gëm nañu doyloo nañu am nañu fit am nañu fulla gëm nañ li ñuy def
et li ñuy wax xam nañ ko te jaral na leen li nga tëdd kaso li nga tëdd police defe naa ni ñi politique 1960 ba léegi yaa leen ëpp li nga tëdd police ak kaso te defoo ko ngir yow da nga ko def ngir askan wi moo tax yow sa jëfin ak sa présence rek dañuy interpeller ku nekk ci ñun su la déggee ngay def war na la déglu pour que mu doxal pour que yëf ci mën réussir dama wax ne lii ngeen di def mooy li war képp koo xam ne yaakaar ngeen ni war ngeen ko jàppale war ngeen ko taxaw ngeen jàppale ko lu rafet la kooku en tout cas ñun ñoo ngi leen ci encouragé te yow ñu di la gërëm di la sant mais di gërëm aussi sa mouvement ak sa plateforme waa doy na ak waa FRAPP comme ni ma la wax nag daañu waxtaan parce que li ngeen bëgg lu baax la comme que da ngeen bëgg a dajale askan wi nag da ngeen nanga waxtaane ko parce que waxtaan boobu mooy tax nit ñi bokk nit ñi ñëw en tout cas maa ngi lay féliciter bu baax maa ngi sant ñëpp waa doy na di sant encore une fois ñi fi ñëw di jéggalu ci tardé bi parce que tardé baaxul rafetul di gërëm ñi fi fekk sa membre yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre ñu ngi leen di gërëm di leen sant ku nekk ci sa taxawaay di wax ne suñu booloo mooy suñu doole ñun ñëpp nañ ci taxaw ngir li jëriñ Sénégal maa ngi leen gërëm sant wasalaam